muy yéex parce que yéen da ngeen nekk ci àdduna bi di def lu leen neex ma ngay xas Coumba Gawlo Seck ma ne ko mais saw ay tu es fou quoi Coumba Gawlo woy na yonent bi depuis très longtemps voilà. Ça c'est une parenthèse et boobu la ñu ubbee tey nuyoo leen ko ci télévision Futur Média 9h35 ba jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di gërëm ci fidélité bi ak ni ngeen àndandoo ak ñun gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi RFM matin Babacar Fall jot nañu leen tegaatal salle des profs ak miroir Covid bi 9h jotee nag ba tegal ay minutes ci la ñuy doog tàmbali ñun fas yéene dem ak yéen ba ca kanam ci télévision Futur Média xam ngeen ñu depuis un moment nag dañoo wàññi effectif yi ci émission yëpp daanaka. Surtout yeewu leen bi donc tous les matins du ñu bëri tey je serai ak ma Dieynaba Seydou Ba bu ko defee ñu àndandoo gunge leen sensibiliser leen bégal leen mais en même temps informer leen donc dañ leen di informer di leen divertir di leen sensibiliser oui puisque ba léegi ñu ngi ci crise uk coronavirus bi xam ngeen ni su bëgg jot bu ñu tàmbalee bu 10h jotee li ñuy njëkkee mooy dem fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale fekk leen fa bu ko defee ñu defal ñu point wu tey bi nag tombé ak 3 juillet 2020 daañ ko am fileeg ay minutes mais juste vous rappeler que ba tey feebar baa ngi fii loolee na ngeen ci bàyyi xel gën respecté yi ñu tuddee mesure barrière dandante distance bi bu mënee ëpp sax 1 mètre nañu ko respecté et puis toog seen kër peut-être dina xaw a jafe waaye ku ci ne booy génn na farata yëkkati ndax nag virus bi moom doxul nit ñi ñooy dox te mën nañu koo yóbbu fu ne et fan yii yëpp yéen a ngi dégg daanaka bis bu jot saa yu point amee dina am ñaar ñett ba ñeent ñoo xamee ni ñoom ñooy faatu malheureusement ci Covid 19 bi ça va pas dire que ku mu dal rek da ngay faatu parce qu'on connaît plein de gens ay nit yu bëri yoo xamante ni non seulement feebar bi dal na leen mais tëdduñu ñooñu dañoo asymptomatique maanaam mbir maa ngi seen yaram mais heureusement joxu leen benn métit du métitu bopp du fièvre du lu leen di tëral beaucoup de gens ay nit yu bëri sama ay collègues yu doon liggéey fii ay nit yu ma xam ci biti mbir mi ñu testé leen mu positif mais heureusement tëralu leen donc ñooñu itam bëri nañu on a vu tellement de personnes yoo xamante ni bi feebar bi duggee ci seeni yaram daf ca fekk ay feebar te mujjoon nañoo dem Sowétas ñooñu itam sowee nañ leen ba ñu wér ne ci dëkk bi di dund comme il faut beaucoup de personnes aussi wér nañ ci feebar bi loolee laa bëgg ngeen bàyyi ci xel et que feebar la bu faalewul buur faalewul baadoola donc bu ci kenn stigmatiser kenn bu mu dal nit rek nga mën ko beddi wala di ko stigmatiser ba noppi itam ça n'arrive pas qu'aux autres moom loolu yenn saa yi nga xaw koo xalaat et pourtant lu dal ma sàmba rek mën naa dal ma demba parce que yàlla moom doful sax bay jël sax yëfi ma sàmba di ko fayee ma demba kese bu tegee ay mbir ci àddina il faut que ku ne moytu ndax nag ni mu mënee dal ma sàmba noonu la mënee dal ma demba donc da ngeen def très attention ci beddi gi ci stigmatisation nga xam ne souvent dafay juddu ci yenn gox yi ci yenn quartier yi y a certaines personnes souvent qui racontent leurs histoires comme quoi depuis que ñu wax leen ni dañoo am coronavirus dañ leen di xaw a beddi donc loolu je tenais absolument à wax leen ko laata ñuy tàmbali Dieynaba Seydou baa ngi fii ma Diène bonjour. oui sama goro Pape Cheikh nuyu naa la. fay naa la. tey mooy association de Maguette. xam nga noonu la ñu woowee waa vendredi ñooy waa mag ñi donc tey mag ñi ñëw nañu ñoom Thioro ak ñoom Mamadou Ndiaye ñoom association des jeunes. donc di la nuyu bu baax a baax di la gërëm aussi ci li nga xamante ni moom mooy yeewu leen wax nga ko yeewu leen vendredi bi avec une équipe restreinte malheureusement coronavirus bi sànq yaa ngi wax sama yaram di daw parce que nee naa documentaire bi Pape Samba def yaakaar naa ne ku foogul woon wala ku gëmul woon ne feebar bi am na boo ko xoolee di nga xam ne feebar bi am na parce que du ay trucage du li nga xamante ne dañ ko rek daal di inventé ñi ne woon du dal gone mag lay dal bu ñu xoolee bu baax dégg jooy yi ci ginnaaw en fond sonore gone gi di jooy bañ koy consulter loolu yaakaar naa ne war na am benn sursaut bu war a am kon ci suñu biir war na jur déclic voilà déclic boobu noonu war na nekk déclic voilà noonu la war na nekk déclic voilà wax nga dëgg déclic bientôt sur TFM waaw donc les soldats du négatif dañu koy tegaat tey ci guddi en première partie de soirée pour permettre encore téléspectateurs yi ñu duggaat ci univers u bërëb yi nga xam ne ni fa la ñuy fajee ñi amee Covid 19
film bi si dafa raglu à la fois mais en même temps dafa war jur déclic pour sénégalais yi ñu gën xam ni mbir mi mu ngi fi parce que ce qu'a fait nos équipes ak ñoom Pape Samba Thiam man bu doon man la par exemple dinaa ko xaw ragal a def parce que il paraît ci ambiance au tournage yi bu ñu waree dem dugg par exemple ci cabine bu malade nekk que muy moom Pape Samba mi réalisé que muy technicien yi mu àndal que muy médecin bi non seulement dañ leen di jox matériel bu hôpital bi lu ñu war a sol ñu nettoyer caméra yi c'est-à-dire ci ay conditions yoo xamante ni s'il y avait pas une belle collaboration avec équipe médicale bi defe naa du ñu mën a am aussi un si bon grand documentaire di les soldats du négatif. Non mais je pense que c'est une expérience bi nga xamante ni Pape Samba ak équipe am dund nañ ko expérience boobu je pense que il faut que ñu partager ko te leneen loo xamante ni aussi c'est important Pape Cheikh ce n'est pas parce que dañuy def formation de journalisme tax ñu mën a def liggéeyu journalisme am na ñi nga xamante ni c'est-à-dire que information dañu koy am kon ci seen biir deret peut-être dañ leen koy moolaale parce que Pape Samba réalisateur la dëgg la mais bu amee instinct wu def genre documentaire bu mel ni pour montrer aux gens que ne que feebar bi am na mais réalité xam nga dañuy wax ne rajo da ngay nettali da ngay naare da ngay nettali li nga xamante nit gis ko mais télé da ngay teg sa bët donc c'est très important et puis le choix du titre soldat du négatif bu ñu nee soldat du négatif tout da ngay dem ci sa xel day dem ci guerre mais bu ñu nee négatif mooy yow ñu testé la nga négatif c'est des gens yi nga xamante ni dañuy rek daal di xeex nekk def voilà ah ben oui moi je me rappelle au départ bi ñu ciy liggéey quand on en parlait bi ñu ci defee réunion sama réaction moo nekkoon soldat du négatif lan moo tax ngeen koy tuddee noonu dama xawoon bañ quoi mais ay réfléchir bu ñu la expliquer tu te rends compte que c'est non c'est il est tout simplement magnifique ce film là donc ce documentaire donc Pape Samba encore félicitations et puis nit ci nañu bàyyi xel bu baax a baax feebar bi sànq damay dem romb di ñëw ma gis élèves yi sax amuñu si gën a bari takkuñu masque Pape Cheikh si gën a bari takkuñu masque ci lycée bi nekk mooy Limodac bi nekk juste derrière près de chez toi, voilà au Parcelles Assainies quand tu quittes ton château voilà pour revenir voilà il y a une école qui est là-bas oui mais parce que c'est vraiment dommage xale nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu moi j'ai même vu ci benn journal la tribune la que am na élève boo xamante ni il a été testé positif Covid-19 donc c'est un élève de CM2 qui a donc été testé positif son école est fermée et puis 3 membres de sa famille sont contaminés loolu maa ngi koy lire ci yéenekaay bi di la tribune gis ngeen ko noonu ñuy xamal sénégalais yi ni comme ni ko Dieyna ba waxee ça fait dina la tiitloo boo rombee ay xale yu takkul masque waaye ñu ngi ñuy xamal ni xale yi am na ñu koy am donc élève bi CM2 la nekk et que malheureusement il a été testé positif ba ci l'observateur sax gis naa ñu ñëwaat ci ndongo yi ak feebar bi ak kii nga xam ne ni moom il a été testé positif voilà loolu tam gis naa ko ci l'observateur bi Diourbel histoire de l'élève de CM2 positif au coronavirus d'ailleurs yéenekaay bi profité na ci sax def ab gëstu bu am solo jëm ci ubbiteeg école yi mu tuddee ko alarme de reprise d'école Kalidou Diallo benn moo nekkoon ministre de l'éducation nationale ay kàddoom d'ailleurs mu ngi ci l'observateur bu tey bi il dit je le cite une année blanche serait catastrophique c'est 1095 milliards de francs CFA perdus donc loolu ñu ngi koy lire ci l'observateur bu tey bi c'est vrai que ci une yi il y a d'autres informations mais là damay xool juste titres yi nga xamante ni méngoo noonu ak li nga xam ne moo di crise Covid-19 bi puisque lu fi ay di jàmbat Libération par exemple maa ngi gis ni ñoom def nañu ab gëstu bu am solo dossier bi ñoo ngi ko tuddee maladie coronavirus le Sénégal dépasse les 7000 cas recensés donc 7000 cas dañoo boole ñi wér nag ak ñi ci tëdd. c'est pour éviter que ñu bëri di foog ni 7 millions yi mooy exactement nombre bi nga xam ne ni fii mu tollu tembe ñoom ñoo tëdd wala ñoom ñoo amee feebar bi mais defe naa 7000 yi mooy njaxasuk ñi ko jot a am ba wér ak ñi ko jot am actuellement donc c'est un calcul boo xamante ne man souvent dafay xaw a bizarre pour man Libération di ñu xamal ni avec un total de 5254 cas répertoriés la région de Dakar demeure l'épicentre du virus Thiès qui surclasse désormais Diourbel donc Dakar épicentre la c'est un peu comme àddina
na États-Unis bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ëppale ay kaawu Covid-19 5 nouveaux décès portent le bilan à 121 morts 2333 malades dont 36 dans un état grave sous traitement actuellement loolu la ñu amoon démb ci bilan bi nga xam ne ni mooy jóge tous les matins ci ministère de la santé et de l'action sociale donc loolu moom la ñuy lire ci yéenekaay bi di Libération d'ailleurs ki nga xam ne ni moo di professeur Seydi itam ay kàddoom démb jëm ci ay symptômes yu mel ni mbir bañati laa xeeñ wala làmmiñ bi bañ saf moom daanaka kàddoom yooyu mu wax ñu bëre nga koy partagé révélation la ko yéenekaay bi tuddee révélation du professeur Seydi donc nee na bu dee sentiratoo xet wala sa làmmiñ lewet demal nga def test bi ndaxte mën na waxul ni ku ko am rek am nga Covid-19 wala am nga coronavirus mën na nekk coronavirus donc yàlla sàmm ñëpp rek c'est vrai que affaire la boo xamante ni ñëpp a ko ragal mais bon doy na waar en tout cas am na ñu ciy wér am na ñu ciy tëdd dina matteem nag du matte balaa caag nga bañ cee dugal sa loxo j'ai vu aussi ci laas bu tay bi ñëwaat nañu ci crise coronavirus bi las def test assoupli prise en charge à domicile oui ça aussi on a entendu wax yooyu ñu ngi ko dégg démb ci suba gi muy plan bu bees c'est un nouveau plan de riposte de la force Covid eux ils disent nous avons noté une particularité avec des jeunes de 15 à 18 ans et de 34 ans sur 10 malades admis en réanimation 4 décèdent donc daanaka moitié bi dañuy faatu 236 yoo xamante ni ñu ngi liggéey ci bërëbu fajukaay yi ñoom itam ils ont été infectés muy 236 personnels de santé qui ont été infectés donc loolu moom la ñuy lire ci yéenekaay bi di L'As conséquences yi nag bëri na balaa ñu ciy ñëw Dieynaba ñu nuyu Oustaz Assane qui vient de nous rejoindre yaa Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo nuyoo Baye Cheikh di la ziar yow itam di ziar Adja Dieynaba macha allah di ziar itam mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nga xamante ni ñu ngi am mbégte di ànd ak ñoom si aljuma yi fii nga xamante moom moo di yeewu leen wax ne namoon nañ leen macha allah comme ni ñu koy waxee di leen ñaanal ñoom ñëpp suñu borom subhanahu wa taala defal leen jàmm. defal leen xéewal defal leen sutura teranga àdduna ak àllaaxira si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko mboolem jullit ñaanal kilifa diine yi yàlla sàmm leen aar leen laaxaleen fu yàq yeggul ñu yàgg fi lool di ñu ñaanal suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def Baye Cheikh am mbégte jàkkaarloo ak yow di la ñaanal di ñaanal Dieynaba ak groupe bi yëpp yàlla sàmm leen aar leen laaxaleen fu yàq yeggul si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi wax sànq ci conséquence su crise Covid-19 conséquence bu njëkk bi surtout par rapport ak yow mooy aj màkk bi xam naa dañ ci ñëwaat parce que boobu ba tey yaa ngi ciy wax on a rencontré bu yàggul rek ci yeewu leen beeg Corombaar Ndiaye Ourey Thiam Prera moom bokk na ci voyagiste privé yi mais conséquences yi itam bokk na ci frontières yi nga xam ne ni tëj nañu ko bërki démb rek waa Union européenne bi ñu décidé peut-être ibbil seeni frontières ay dëkk dañ cee boole ay dëkku Afrique waaye boolewuñ ci Sénégal loolu nag tax na démb ba tey yéen a ngi gis jëriñ ñi nga xam ne ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji ak tourisme ñoom jël nañu décision ni dinañu am li tubaab tuddee réciprocité et c'est bien j'ai même vu tey ci le quotidien mu def titre ni conséquence de la réciprocité destination inconnue mesure la boo xamante ni mën na infecter tourisme bi mais bon ci sama xalaat bu gàtt en termes de diplomatie man ci sama xalaat personnel la boo ma defee ma def la ko dagan na. réciprocité bañ a dagan. donc maintenant ce qui est derrière loolu la ñu war a rek daal di xool jëmee ko ci wàllum conséquence ci wàllum diplomatie mais aussi ci wàllum économie suñu économie bi nag mooy wàllum tourisme ak wàllum transport aérien mais je pense que tey jii nii ministre des transports aériens Pape Cheikh dina dalal benn délégation bu jógee kon ca Union kon européenne xam naa dinañu waxtaanee yi ni mel. donc dañuy xool rek ci kanam xool fan la wànnent di mujj ak kii gëtam waaye lu mu si mënti doon daal je pense que ne que Sénégal bokk na ci pays yi nga xamante ne ñooy pays yu moins infectés donc buñ ko dugalee ci liste rouge donc ça veut dire que ça pose problème voilà donc nañ ko xoolaat te nag ñoom ñi ngi dugal ci liste rouge ba pare di def ba léegi seen vol de rapatriement yi looloo xaw a doy waar tuuti dafa xaw a bizarre bon après comme je dis et c'est ce qu'ils disaient au départ dama ko bëgg a wax ci français mais ça va être compliqué pour peut-être ñoom ñëpp ñu mën koo dégg au départ xam nga
feebar bi muy doog a ñëw malheureusement ca ñoom la wàcc. yenn saa yi je dis bu njëkkee woon Sénégal wala ci dëkk Afrique kon defe naa kenn waxatu ko. ça veut pas dire que dañ leen yéene ay feebar et tout ça. mais daal dafa am yoo xam ne dafay dagg xol. voilà du fu ñu ko teg nag mais c'est des avis personnels de Sénégalais yu bëgg seen dëkk am ouverture et au départ avant feebar bi di bëri par exemple Sénégal boo demee wala boo jàppee médias français yi boo jàppee seen ay télé wala nga jàpp seen ay rajo question bi ñu doon posé wu mooy kañ la Sénégal di am ay cas bi Sénégal commencé am cas yi bëriwul ñu commencé di poser wu la question pourquoi cas yi bëriwul bi cas yi commencé xaw a bëri tuuti ñu ko xaw a am tuuti mort leur question était dans leurs émissions pourquoi Sénégal amagul nombre de morts bi pourquoi morts yi bëreetul donc du coup voilà daf lay jaaxal et le Sénégal qui fait partie donc de paraît-il ces pays bannis par l'Union européenne ci mën a dugg seen i dëkk loolu itam tax na ba suñu ministre bi ak seen i équipe ñoom ne dañuy appliquer réciprocité bi c'est bien de toute façon ñu ngi xaar comme l'a dit Dieynaba fan la wànnent di mujjee ki gëtëm yooyu nag yow mën a jur ci ay gàllankoor defe naa bëri na moo xam ci tourisme ou quoi que ce soit tourisme pour Sénégal mais tourisme pour yenn dëkk yi par exemple tourisme religieux bi xam ngeen ni Sénégal li fiy jógee at bu jot di dem Makka di dépenser xaalis bu bëri na mais ren malheureusement ba tey crise bi moo tax aj Makka bi dañu ko tere peut-être dëkk yu mel ni Sénégal. waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee fi mu nekk ni moom yëf yi moom dafa jaxasoo pëccëxoo ba nga xamante ni comme ni ñu koy waxee solution bi fenn rek la mën a jóge muy si suñu borom subhanahu wa taala waaye itam boole si ak ñun si li nga xamante moom moo di ak sabablu ndax tey jii nii bu ñu demee ba adduna bi ñenn toog ne seen réew yi réew nangam duñ fi dugg te yow ña ngay bañ ñu dugg fi yow yaa leen ëppale ay cas fuuf te loolu nekk na la nga xamante ni wax dëgg yàlla day doy waar waaye nag olof nee ne fulla mooy jaay daxaar loolu loo si mën a déggee mooy tey jii nii réew Afrique yi full bi ñu war a am mooy comme ñoom dañ leen tëjal seen ay bunt yow itam nga tëjal leen seen ay bunt c'est aussi simple que ça parce que tamit mënuñu nekk si àdduna ba nga xamante que dëkk bi am pouvoir ou ñàkk pouvoir moi j'ai vu certains Sénégalais yu nekk foofu xam nga ñoom système bi daf leen di soppi ba ñu xaw a manqué kookoo ngay re naa encore Sénégal amoon ngeen frontière kay et c'est un Sénégalais qui fait ça bu yàgg France xam nga ñoom dañoo xaw a manqué ndax système u dëkk ba ci ay doomi Sénégal yu jógee Pekes gi système u dëkk ba moo leen di soppi sax ba nga xam ni souvent ci dëkk yooyu bu ñu jëlee ay décision wàññi Sénégal sax da ngay gis ni dañuy mel ni lu ci kontaan quoi waa jaa nga naan keng Sénégal la ngeen tëj yéen a ngeen am frontière kon keng ma ne ko yow da ngaa manqué heure bi bu la fekkoon mbadaxuun xam nga ni doo ree àggali asad yooyu ma naqar yëpp man damay ñibbi tey donc bul dem suñu dëkk Guinée la bee laa jëm je te jure waa jaa ngay ree te Sénégal France la nekk di am nga yàgg France bul dem dañ la soxla bul dem lu baax rek France lañ ko dañ la soxla ba si kanam donc loolu dafa nekk la nga xamante wax dëgg yàlla bàyyi ma yow dafa nekk la nga xamante ni daf ko war a ñaawlu quand on parle que ne on est dans un village planétaire kon adduna bi yëpp tey daanaka benn dëkk la kon bu fekkente ne dañu bëgg ne par exemple ñun dañuy def li ndax feebar wala nangam feebar bu ne am na si adduna te ñu ñaa ngi dox di ko tukki donc il faut vivre avec le virus ñaan yàlla teggil ñu ko beneen bi muy le tourisme religieux bi nga xamante ni wax nga ko muy le 5e pilier de l'islam di aj Makka nga xam ne léeg-léeg boo daan toog ne aj Makka du am ko ne ma oustaz bàyyi leen loolu mais tey jii nii suñu borom subhanahu wa taala loolu la dogal aj dina am waaye ña nekk biir Makka la kilifa yi Makka yee wax ne ñoom la ñuy jox autorisation par mesure de sécurité ngir bana mas mi bañ a gën a law gën a metti gën a tar si ne ñenn ñi ñu ne ña fa nekk dañu leen jox autorisation ñu aj ñooñu ñooy dem tey ñooy dem ren Munna ñooy dem Arafat ñooy dem Musdalifa ñooy dem Uhud dem def seen kullu ziar ak yi nga xamante ni moom la aj laaj yëpp si li nga xam ne moom moo di ay farata kon loolu la suñu borom subhanahu wa taala dogal li ko waral nag bés bu ne ñu ngi koy waxtaane muy mbas mi nga xam ne tey am na ñoo xamante ni jógoon nañ ba jote versé pour dem suñu borom subhanahu wa taala dogalu ko damay faral di wax ne képp ka nga xamante ni man nga ko tawaaf dëgg la Kaaba ga la ñu war a dem tawaaf yi waaye am na beneen xeetu tawaaf ba nga xamante ni nit ñi mën nañ ko def ku yàlla ma ne gan nga jotoon versé wala bëggoon dem te la nga jotoon bëgg a joxe pour dem si Màkka mën nga ko dimbalee ay nit te yàlla rek tax loolu itam day nekk la nga xamante ni lu am solo la juste moo wax leen benn anecdote dafa am benn at benn waay toog fii dajale pour dem Màkka am ku ñëw nekk si jafe-jafe bu tar ñëw diis ko mu jël la mu waroon demee Màkka jox ko ba jotul dem mais aj boobu nee nañu ba nit ñi demee Màkka am ku tëdd sa Arafat gént am ku ne ko lii tax suñu borom subhanahu wa taala nangu aju ren gi mooy diwu sàngam sa dëkk sàngam dafa ñëw bëggoon ñëw am yéeney ñëw
nit ñëw am problème soxla mu fajal ko looloo ko teree ñëw Makka si loolu la yàlla xool yéeneem boobu ba nangu ajam nangu aj ñiy ñëw aj si ren yëpp kon loolu dafa nekk la nga xamante nii lu am solo la ku ko man tawaaf bi mooy ñii seen loxo jotul seen gannaaw comme jamono dafa xaw a tëradi nga dem dimbali leen jàppal leen te yàlla rek tax beneen bi yaa ngi koy dund sànq bari na ña nga xamante nii ren seen ay agence du dox parce que aj gi da doon générer itam benn économie ba nga xamante nii bu am solo la sax lu jiitu aj umra bi la ñu njëkk a tàmbali voilà di def ay prospection voilà jël ay billets d'avion loué dem Makka xool ay hôtel joxe ay avance tout ça yooyu yëpp mu dugg ba pare te ku ne xam ne naar moom remboursé xamul dama leen yërëm xamul remboursement mais dañ koy batal da ngay ba déwén te fi ñu toll nii boo xoolee bu déwénee day gën a taraat parce que maa ngi suivre information amul remboursement dañ leen ne dañuy bàyyi ba naar yi loolu lañ wax dañ lay batal ba déwén te fi lu tax ñu def li ñoom ñaar te fi ñu toll nii naara garaaw différé la économiquement dañoo garaaw de économiquement fi mu nekk nii dañu commencé sonn parce que seen TVA bi rek yokk nañ si 15% fi mu nekk nii au niveau de l'Arabie Saoudite donc mu nekkaat benn surplus ba nga xamante ni boobu moytuwul dana gën a diis bu déwénee si ujaat yi yooyu yëpp li ko waral mooy li nga xam ne moo di corona bi yaa ngi wax léegi umra bi am na ay impacté aj bi ñi nga xamante ni jox nañ ay hôtelier ñi nga xamante ni ubbi woon nañ seen ay agence ba def yenn démarches yi yooyu yëpp day nekk la nga xamante ni tey day tegee si suuf metti na mais suñu borom subhanahu wa taala noonu la ko dogale boo xoolee dañ lay wax ñoom ñoo siy gën a perte mooy Arabie Saoudite manque gagné bi ñu si doon am dañ lay wax 12 à 13 milliards de dollars. C'est ça. Man bi ma defee calcul bi ñu ne Sénégal day am 12 000 pèlerins par at. mais ne pèlerin bu nekk bu yóbboo 500 000 francs Makka dem jënd ko sëriñ rek. boo ko évaluer da lay jox 6 milliards. xaalis la 6 milliards. donc loolu nga xam ne xaalis la ba nga Sénégal bokk na si réew yi nga xamante ne ñoo gën a néew quota donc imagine ñoom lan lañ si doon am ñoom waa Arabie Saoudite sénégalais yi ñi nga xamante ni dañ si doon liggéey yor ay agence ñi nga xamante ni dañ doon nekk ay guide ñi nga xamante ni dañ doon dem foofu di togg di jaay ñoo ñëpp dañuy mujjee nekk ay impacté yi nga xamante te amaana ñoo xamante ni dañu dem sax dem def ay prêt si banque yi pour jéem a liggéey am dara am suuf parce que aj Màkka tamit loo si mën a dégg ñaar yi la yàlla loolu la wax si alquran dem leen jëli fa ay yiw waaye itam ngeen jële fa am koom ndax yàlla wax naa la kaaba gi foire la ma sa doon mais da nga xam dañ doon wéeru si kaaba gi di jaay teewul ñi di tawaaf léegi la jamono dox bañ aménagé ko wut ay boutique wut ay supermarché wut ay truc pour nit ñi gën a mën a jaay si yoon anam ba nga xamante ni bu yéwén la donc mais même impact bi aussi dina am Dakar en fait Sénégal parce que am na ñu bëri ñi nga xamante ne seen sëriñ yi daawuñu ko jëndee fi lañ koy jëndee donc ala kulli armal yi am na ñoo xamante ni fii lañ ko doon jëndee yooyu yëpp ak dàll yi donc parce que pour éviter bañ a am poids bu diis bu ñuy ñibbise donc yooyu yëpp dafa nekk la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla des impactés ici effectivement bien sûr y a des impactés metti na mais tamit comme àddina bi yëpp la laal du ñu mën a def lu dul muñ ko nit ñi ñaan nañ ñu ngi continuer di ñaan te yaakaar naa ne gënoon na diis mais muñ gën a oyof mais nañ gën a moytu gën a prudent parce que mbas mi virus bi ba tey mu ngi fi mu ngi circuler ñun nag ñoo comme niñ ko Pape Cheikh di waxee nga di ko waxee ñëpp di ko waxee virus bi doxul nit ay dox dem jëli ko andi ko jox ko keneen ainsi de suite mais bu ñu gën a moytu ne ko def lu ñu waa kër docteur wax ñaan yàlla surtout bàyyi dama si insister toujours nit ñi nañuy saraxe si jamono yi nañuy tàmm sarax nañuy saraxe lu bëree ndax loolu bokk na si li nga xamante ni day tax suñu borom subhanahu wa taala segam dafa meram day giif sallallahu alayhi wa sallam moo ne sadaqatu siratu fi ghadab rabb nee na sarax nit te yàlla rek tax yow moom ak yàlla nee na loolu day tax suñu borom subhanahu wa taala meram dafay wàññeeku wala mu giif wala mu jeex kon loolu nañ si insister buñ ko néewal lu waaye am mu néew mu bari bul ne 100 francs laa am du jariñ dara déedéet ndax 100 francs yooyu bu ku nekk xëyee jox ku nit 100 francs benn nit bu ko 100 personnes joxee 100 francs yaakaar naa ne dina mat dara bu ku am lu ko ëpp itam nga def ko ndax jamono boobu la ñu toll jamonoy solidarité jamonoy dimbalante waaye itam surtout jamonoy dellu si borom bi subhanahu wa taala Baye Cheikh. Voilà et puis à propos de solidarité ñun ñu ngi leen di dimbali ba tey ci ay enveloppe yoo xamante ni bu ngeen ci bëggee da ngeen di woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi muy 88 628 20 20 wala 88 628 72 86 ak 88 628 04 05 donc numéro téléphone yëpp a ngi noonu enveloppe yaa ngi tege et puis leneen li ciy tegu mooy waajal tabaski. xam nga tabaski moom ñëw na ba pare te fi mu tollu tembe am na ñu bëri ñoo xam ni ak crise Covid 19 bi jàpp nañ ni peut-être du ñu am moyen pour am xar
wala jàpp nañ ni peut-être xar du am donc ñun it ci yëfi solidarité yooyu dañuy dox ci ndimbalu tabaski donc waajal tabaski bi dina leen permettre ngeen préparer seen tabaski donc groupe Futur Média moo leen koy jagleel moo xam ci télé bi moo xam yeewu leen moo xam seetu bi donc mën ngeen am ba 1 million de francs CFA par jour gis ngeen lii ay soble la rek ay pombiteer rek ay diwlin bokkeewut ba tey ak li ñu leen mën a may mën nañu leen may ba 1 million xaru tabaski ak lépp luy accompagner xar bi soble pombiteer butéelu diwlin moutarde piis ay piis haut de gamme yoo xamante ni ñoo ngi ko nar a jëlee sant yàlla boutique xam nga piis yi ñoom jeena ba Seydou ba di sol ku ne bëgg nga ci xottilu ay toof la yu rafet yoo xamante ni dañu koy maye donc piis yooyu ñoo ngi ko nar a jëlee fi nga xamee ni moo di sant yàlla boutique dinañ leen jox ay bon de couture parce que nag may la piis ba pare amoo loo ñawloo loolu itam voilà mën na bañ a neex donc xam ngeen ni ñu ngi ci xaritoon nañoo ak ay créateur ay couturier donc buñ la mën nañu la may ay bon de couture yoo xamante ni mën nga dem fu mel ni Minata création bu ko defee ñu ñawal la ñooñu itam suñu ay partenaires lañu am na itam ay enveloppe yoo xamante ni comme yi 25000 la tàmbalee 50000 100000 dinañu mayee nag ba mayee incha allah pariru or bu toll ci 24 carats xam naa luxury Baye Khadim ñaa bu Jeyna ba Seydou Ba ñoom miin nañu yooyu donc loolu itam dañu koy maye Jeyna ba da koy jënd waaye ñun dañu koy maye 24 carats 88 628 22 22 donc c'est le moment ou jamais même bu fekkee woote ngeen jotu leen ñu ci waajal tabaski bi dañu ñëwaat ak stratégie boo xamee ni tàmmal nañu leen ko c'est-à-dire bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ñun dañu koy am ci machine bi équipe yi di jàkkaar lool ci ginnaaw ñoom Anne-Marie ñoom Eva ñoom Kumba donc daanaka xeetu centre d'appel moo am ci ginnaaw plateau bi ci régie bi donc ñoom ñooy xool yéen ñi nga xamee ni yéen a ngi woote donc pour ñi nga xamante ni souvent dañ naan woote naa ba sonn jotuma bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro téléphone yi rek ñun mën nañu am seen ay numéro donc ce qui veut dire que même bu émission yi jeexee mën ngeen tenter bu ko defee seen numéro des ci machine bi et on ne sait jamais mën nañu leen woo soit may leen 1 million mën nañu leen woo may leen xaru tabaski mën nañu leen woo may leen ay piis ngeen xottilu mën nañu leen jox ay bon de couture ngeen dem ñawlu ci tabaski bi parce que waajal tabaski la ñu tàmbali à partir d'aujourd'hui donc détail yaa ngoogu ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 dama leen di mayaat quelques minutes rek le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi ñu mën leen a cër ci ndimbal yi ñuy séddale en même temps dina tombe itam ak 10 heures jot ñu dem fi nga xam ne ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale bu ko defee ñu defal ñu point wu tey bi ci évolution wu Covid-19 fii ci Sénégal ils sont déjà en place dañuy xaar juste ki nga xamee ni moo war a wax tey bu ko defee kookee bu waxee ba noppi ci bis bi tey tombé ak 3 juillet 2020 dinañu xam fu mbir mi toll mu ngoog donc on va les retrouver dans quelques minutes en même temps permettre leen ngeen wéy di woote ci 88 628 20 20 fàttali leen itam ni tey ci guddi di ngeen mën a seetaanaat les soldats du négatif document bu am solo boobu la nga xam ne ni moom la ñu réaliser defoon immersion ci bërëb yi nga xam ne ni fa la ñuy fajee ñu amee Covid-19. mission la woon de. Ma très chère Thérèse, que je vous admire, vous êtes d'une blancheur de peau inouïe. C'est sûr qu'elle va dina ree ba dee parce que genre français yooyu laa koy làkk ma très chère Thérèse vous êtes d'une blancheur de peau. Non mais elle est exceptionnelle cette Madame Sarr que j'admire, que j'aime tant. Elle fait partie de mes meilleures, enfin c'est ma meilleure amie sax. Bon, je voulais pas que Dieynaba mère, mais Dieynaba c'est ma goro, mais Thérèse, Madame Sarr c'est ma meilleure amie. Thérèse, on t'embrasse très fort. ñu ngi def liggéey bu am solo actuellement ci waajal li nga xamante ni moo di tabaski équipe yi mu àndal donc mën ngeen a profité woote maa ngi doon commenter ci soldat du négatif nga xam ni tey ci guddi dinañu ko tegaat ci télévision Futur Média, ce sera en première partie de soirée. mën nañu leen woon annonce bi et puis on se retrouve juste après le temps téléspectateur di woote ba ñu koy may xaalis bay dem ministère de la santé et de l'action sociale.
lan la lan moo lay métti tànk yi mooy métti waaw massa dégg nga reer bi ñëw na indi nañ la reer egtee ñu après nga jóg nga reer dégg nga jóg nga reer ba suur nga daan ndox léegi nga tane incha allah rabbi delluwaat si njaboot bu soobee yàlla. ñu ngi dégg ñu ne corona du jàpp xale magi lay gën a jàpp mais ñun bu ñu tàmbalee fii depuis mars ba léegi am nañu presque. Il arrive parfois nag ñu am ay patients yoo xam ne ils sont asymptomatiques maanaam boo leen laajee souvent dañuy naan ñoom yëguñu lu bëri. Ministère de l'Action sociale du 3 juillet 2020 et qui a reçu les résultats de l'examen virologique après. 1068 tests réalisés, 110 sont positifs. Soit Diamniadio 1, Fann 1, Khombol 1, Liberté 2 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ouakam 1, Popenguine 1, Yarakh 1, Yeumbeul 1 et zone B 1. 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures. Ce jeudi 2 juillet 2020, 4 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés. L'état de santé des autres patients reste donc stable. À ce jour, 7164 cas ont été déclarés positifs, dont 4666 guéris, 125 décédés et donc 2372 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus, souhaite un prompt rétablissement aux malades hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui impliquent entre autres le respect de la distanciation sociale ou distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics, mais également le port de masque, mais également en même temps le lavage des mains. Ne pas oublier que les malades chroniques doivent observer le rendez-vous dans les structures hospitalières. Les autres services doivent continuer, notamment la vaccination des enfants, les consultations pré- et postnatales des femmes. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Ma jottali leen communiqué ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xam ne tey ajjuma ñetti fan ci weeru juillet 2020 jot na résultat yi jógee ci laboratoire yi nga xam ne nii lañ tëddee ci junni ak juróom-ñaari fukk ak juróom-ñett test yi ñu xam ne jot nañ ko téeméer ak fukk ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi joxasoo woon ak ñi am ou ñu yore doomu jàngoro ji am na ci benn cas importé bi jógee aéroport international Blaise Diagne foofu lañ ko enregistré am nañ ci ñaar fukki cas ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy transmission communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji te dañoo seetluwul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag
Pout am na ci 4 mooy ñeent Guédiawaye am na ci 2 Mariste am na ci 2 Ñaari Tali am na ci 2 Plateau am na ci 2 Thiès am na ci 2 Touba am na ci 2 Bargny am na 1 Allée des Centenaires am na 1 Diamniadio am na 1 Fann am na 1 Xombol am na 1 Liberté 2 am na 1 Mbour am na 1 Mermoz am na 1 Ouakam am na 1 Popenguine am na 1 Yarax am na 1 Yeumbeul am na 1 zone B am na 1. ci ñi nekk hôpital mun nañu wax ne que tey juróom-2 am nañu tan ba dinañu génn incha allah fanweer ak juróom-ñett ñu ngi ci réanimation yi 4 doomu aadama ñoo jot a génn àdduna dem alxamis 2 fan ci weer bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal seen mbokk di leen ñaanal yàlla xare leen àjjan yeneen malade yi des ñu ngi am tan ci dalee bés bu njëkk ba tey bés bu ñu nekk Sénégal jot na wàññi 2,2 ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo jot a am doomu jàngoro bi ci ñooñu nag 4,000 ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn wér nañu téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñoo ci génn àdduna mu des 2,000 ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal mbokk yi nga xam ne jot nañu ñi nga xam ne seen mbokk jot nañu génn àdduna di ñaax askan yi ñu gën a sàmmoo ak digle yi nga xam ne ñu war a di sàmmoo ak yenn kàddu yi nga xam ne ministère de la santé mu ngi koy wax askan bi mu bàyyi ci xel mooy jël sa masque foo toll saa boo demee fenn fi nga xam ne dafa am ay nit ngeen fexe ba ki nga dendal lu tolli mètre dox seen diggante nit ñi aussi di sopp raxas seeni loxo malade yi tamit ñi nga xam ne dañoo ànd ak yenn doomu jàngoro yi nga xam ne dañoo war a dem ci seen rendez-vous hôpital yi ñu bañ koo fàtte jigéen ñu wóorul yi ak jigéen ñu ëmb yi tamit ñu topp mooy maanaam jigéen ñu ëmb yi tamit wala jigéen ñu wóorul ni ñu koy waxee ñuy topp seen rendez-vous ñu bañ a fàtte xale yi nga xam ne dañoo war a jot ci ñàkku yi ni mu waree ministère de la santé muy leen di sant di leen gërëm wasalaam. voilà mu ngoog mu nekkoon point wu tey bi tombé ak 3 juillet 2020 ñu jëlee ko fi nga xam ne ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale amaat na ay nit yu faatu ci Covid 19 bi lim bi bis bu jot dina gën yokku ci ñi feebar tëdd ñi nekk Sowétas ñi wérit ñu ngi yokku waaye ñi ngi ci gën jaaxal mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ciy faatu amaat nañu ñeent yoo xam ne ni génn nañ ci àddina Dieynaba. waaw mu nekk nag lu doy waar nee naa benn nit bu dem rek yaakaar naa ne dafa diis te bés bu ne Pape Cheikh maa ngi ko doon wax fan yële ñu nemmeeku ne nit yaa ngi gën a dem il faut peut-être aussi ñu comprendre un peu ce qui se passe cas grave yi mi ngi gën a bëri donc est-ce que peut-être seen prise en charge dafa am lenn li nga xamante ni peut-être dafa xaw a yolam parce que bon on ne sait pas Sénégal bokkoon na ci dëkk yi nga xamante ni cas de décès yi moo doon gën a néew mais léegi chaque jour yaa ngi dégg ñaar ñett ba ñeenti nit kon ñu faatu donc mu nekk li nga xamante ni lu ñuy regretter la bu baax a baax a baax tey am nañu toll ci 110 cas yu ñu rek daal di déclaré positif loolu nag Pape Cheikh di wane ne ba léegi corona bi daanaka demul ginnaaw moom daal avancé rek yaakaar naa ne mais li leneen li kon ki doon présenté léegi joxewuñu turam donc wax mooy cas yi nga xamante ni moom moo jóge AIBD xam nga keroog ñu ngi doon wax ak Thioro Pape Cheikh il faut ñu taxaw ci seetlu bu baax a baax a baax a baax ñiy jóge kon ca biti réew ñuy def vol rapatriement yi naka lañ leen di indiwaatee ci réew mi parce que aussi saa su ne bu ñu waxee cas communautaire à côté am na cas importé kay feebar bi mu fi dugg bitim réew la jóge ay France ak Italie waaw te xam nga dañoo tëjoon frontières yi te ñoom la jóge de
dugg fii Sénégal. mais léegi ba léegi vol rapatriement yi ñi ngi am doomu Sénégal ñi ngi jógee bitim réew di ñëw donc seen prise en charge naka lay demee ndax dañ leen di quarantaine parce que tey jii nii supposons ñu ubbi woon frontières yi ba ñu daal di respecter li nga xamante moom mooy réciprocité si diggante donc peut-être Europe ak yenn dëkk ci Afrique ñoom bu ñu jógee Afrique dañ leen di def quarantaine mais est-ce que ñiy jógee ci biti réew bu ñu ñëwee ban genre de prise en charge lañ leen di defal. après moi je pense que c'est dans presque aéroport yëpp defuñu application quarantaine bi de. non il y a des pays yi nga xamante comme Israël boo voyagé boo ñëwee da ngay toog quarantaine sa bopp pendant 15 jours. je pense que France defuñu ko je pense que Sénégal defuñu ko je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne font pas ça ci période bi au départ daan nañ ko def. bi nga xamee ne crise bi commencé na bu ñu amee ay nit ñëw rek dañ leen di quarantaine bon après structure yi aussi fees del donc du coup. duñu mën a quarantaine ñëpp. et je pense que ils sont même en train de parler de traiter malade bi ci biir këram. waaw que bu ko dalee ñu bàyyi la ci biir kër gi. di la traité foofu am na ñu bëri ñoo xamante ni moo leen gënal. y a quelqu'un qui a une fois suggéré ça koo xam ne dafa amoon coronavirus bi mu génnee moom li mu suggéré woon mooy bu fekkee possibilité am na ñu fajee nit yi seen kër c'est pour éviter peut-être structure yi di fees. mais Pape Cheikh est-ce que ñooñu ñuy wax est-ce que dund nañ ñoom par exemple ñu ne la rek par exemple ki nga jegeel dafa am corona waaw loolu moom dafa ñu dañ ko dund. donc dañoo xam bu baax a baax poids bi. parce que bu nekkee sa kër est-ce que di nga mën a am suivi bi. say xale doom yu ndaw yi nekk fa. ñoom ils sont inconscients xamuñu lan mooy feebar bi. nga war a tout le temps di désinfecter sa bopp di désinfecter kaas yi ñu lay jox ngay naan te boo nekkee par exemple ci hôpitaux yi xam nga ne booy génn doo génnaale bagage yëpp la ñuy lakk. donc c'est nañ ñaan daal yàlla vraiment mu fëgg lii daal parce que doy na waar. yàlla baax na en tout cas yàlla na yàlla sàmm ñëpp rek. defe naa mën nañu jàll ci publicité yi doog a dellu si waat bu ca kanamee dinañu leen présenter fondation bu tudd Cheikh Ahmadou Bamba. nekk États-Unis am na taxawaay yu am solo yoo xam ne ñoo ngi ci dinañ ci waxtaan bu ca kanamee et puis dinañu ñëw ci wàllu autorisation de construire c'est vrai que actuellement il y a tellement de coow ci wàllu tabax ak construire. Aby Ndour fan yii ñu ngi koy gis ça c'est mon amour sama xarit la ñu ngi dégg itam coowal ndengeleer gi donc yooyu noonu baax na quand même ñu jàngal ñu lan la ci yoon wax ak ñoom seen autorisation yooyu le on va en parler dans quelques minutes et puis xam ngeen ni Mado mooy dem ak ñun ci initiative yi nga xam ne sénégalais yaa ngi koy jël actuellement ci wàllu social donc dinañu dem seeti délégué de quartier bu bii di Moussa Sène ci gestion ak stratégie mise en place pour lutter contre la pandémie ca dëkk bu ñu naan benn tali donc dem nañu fa xool seen taxawaay et puis am na yu am solo yoo xamee ni daañu ci ànd ak oustaz Assane Seck bu leen fàtte ni enveloppe yaa ngi tegee à partir d'aujourd'hui dañuy tàmbali waajal tabaski ñëw na laataa nag muy gën jàmp mën nañu leen dimbali dinañu may 25 000 ba 1 million teg ci ay xaru tabaski ay pièces ay bons de couture ak it ay sobleeg pomme de terre ñoom diwli nag ñoom seen lépp rek ngir dimbali leen parce que période du dimbal la donc ñu jàll ci publicité yi juste après sax mën nañ leen cee tegal ab woy sànq déglu nañu Kumba Gawlo li mu woy yonent bi mën nañu leen tegal bu Faatu Géwél moom it woy na ko ñaari yoon ci ay bandam bi mu mujjee génn itam daf maa neex woy la boo xamee ni dafay dugg xol on mettra ça juste après cette page de pub. En fait mooy daaneel apulaaya. géwél lu mu duggul neexul. lu amul géwél sax dafa neexul déjà. ajot Fatou Géwél moo def loolu. jëlëb booy jagleel ko borom barrière or ba ca Médine. di ciy bégal nabiyen yëpp Dieynaba Seydou Ba nabiyen la fi mu ne dafa teel a daanu leer Fatou Mor Ndiaye Fatou Mor Dogo moom suma rakk la moom it namm na mbeeraay yeeg ambiance yi gis nga Fatou Mor mbeeraay yooyu nga namm moom la ma apulaay di wax léegi yooyu yëpp xam naa fan yi dinañ ci ñëw ndax à partir de semaine prochaine dina am ay changements yu am ci programme bi surtout suba gi muy diggante yeewu leen beek yeneen i bagages yoo xam ne day ñëw juste après du ma ci sori mais na ngeen ko xaar en attendant 10h29 mooy doog a jot laataa ñuy jokkoo ak Mado ñu présenter leen fondation Cheikh Ahmadou Bamba permettre aussi téléspectateurs yi commencer di woote ci numéro téléphone yi pour ñu jox leen seen i ndimbal 25 000 la tàmbalee jëm 1 million en attendant tabaski puisqu'à partir d'aujourd'hui dañuy tàmbali li nga xam ne ni moo di waajal tabaski donc c'est une fondation boo xam ne ni ma nga dëkk bu ñu naan États-Unis waaw foofu la nekk Pape Cheikh muy fondation Cheikh Ahmadou Bamba d'Amérique du Nord ñu ngi ko créé nag ci septembre ci atum 2015 du toll nag Pape Cheikh ci 20 daayira
murit yi nekk kon foofee ca Amérique du Nord ak ca Canada ñoo daal di daje pour daal di koy rek sanc la tax tey ji ñu indi ko Pape Cheikh mooy sànq solidarité bi ñu doon wax ci kon sénégalais bu nekkee am na ay sénégalais yi nga xamante ni peut-être entre guillemets lay wax dañuy renier kon li nga xamante ni moom mooy seen dëkk mais dafa am si ñoo xamante ni ñoom tey la ñuy gën a taxaw pour mobiliser wu pour gën a am dëgër laay pour ku ci am ci ñoom ay jafe-jafe ñu daal di lay rek dimbali waaye aussi di dimbali yenn action yi nga xamante ñoom ñoo nekk fii ci réew mi bokk na ca nag action yi nga xamante ni moom xalif général kuli murid dana ko yëkkati foofee kon ca Touba man la koy wax sànq Pape Cheikh ca Detroit ca Michigan lañ ko rek daal di créer ñoom nag depuis 3 ans dañoo am benn fondation Pape Cheikh bu ñu duppee Adiyatu Rahma yaakaar naa Adiyatu Rahma peut-être bu ñu koy tekki peut-être si wàllum ndimbalante la oustaz. Adiya yërmande. voilà Adiya yërmande yooyu nag la ñu rek daal di dajale pour dimbali ci ñi nga xamante ñoom ñooy sénégalais ya nekk kon foofee kon ca biti réew peut-être ñu xool un extrait ci li ñuy def foofee ca États-Unis ñu ñëwaat. sunu biir waaye nag teg ca ni bari nañu fa daan jóge fekk di wuyu sunu borom jafe-jafe yu bari trop ñu wëlbatiku mbooloo mi xalaat ba génne li ñuy tuddee hadiyatu rahma hadiyatu rahma jooju ku ca bokk bis bu yàlla dogalee la muy dogal des na ko toppatoo des na ko indi ci sutura ci mu gaaw ci delloo ko ay bokkam ñaanal ko fa ñu ñaanal ko fii loola di nooflaay boo xam ni Serigne Touba rek a tax nu mën ko nu di ko ci sant bu baax di la ko seere nanuy jéem a xam rek sëriñ bi. nanuy jéem a xam rek sëriñ bi. di ko jéem a nag dund. di ko jéem a nag dund. luñ ko gën a xam. luñ ko gën a xam. gën ko mën a dund. gën koo mën a dund. te luñ ko gën a mën a dund. te luñ ko gën a mën a dund. gën a jege suñu borom. gën a jege suñu borom. gën a mën a liggéeyal yonent bi. moom na fi yàgg rek te am na ko wér da nga koy xool rek bëgg boo nekkee juif sax boo ko xoolee sa xol day sedd boo nekkee leneen lu dul jullit sax boo ko xoolee ci yiw gi ci sell gi sa xol dafay sedd donc kàddu yooyu mu ngi jëm ci fondation bi ñuy waxtaanee fekk baax dëkk bu ñu naan Amérique tudd fondation Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk Amérique du Nord Adiyatu Rahma c'est ça voilà c'est ça fondation bi moom la ñu yëkkati Pape Cheikh sànq maa ngi ko doon wax nee naa leen 39 daayira ñoom ñoo nekk ci biir li leen tax a jóg nag mooy gën a ñoŋal lu jëm nag ci wàllum diine rawatina nag tarixa murit foofee nag ca Amérique ak ca Canada gone yi nga xamante ni ñoo fa nekk daal di doogu juddu ñu kon daal leen rek toqalantal li nga xamante ni moom mooy l'islam war leen itamit yoonu murit mais surtout aussi Pape Cheikh lu am gën a am solo mooy dimbalante bi sànq yaa ngi dégg kon ci élément bi ñu ne par exemple ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di faatu te bokk kon ci fondation bi bokk kon ci kon fondation Cheikh Ahmadou Bamba bu Amérique du Nord ñoom itamit ñu mun leen a rek jël en charge ci nu mu gën a rek daal di rafetee ci li nga xamante ni moom noonu la gën a nekkee ci sutura ñu dimbali leen ci waaye aussi daal di sanc li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum kër Serigne Touba yi un peu partout ba li nga xamante ni mooy lu jëm ci wàllum diine kon ñu koy gën a rek ñoŋal ku ne diine nag ne solidarité kon fondation bi loolu moo ko tax a jóg pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Amérique du Nord ak ca foofee ca Canada ci wàllum sax Covid bi Pape Cheikh daan nañu dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk peut-être ci biir fondation bi ñu nekk nag murit wala ñu ñàkk bañ a nekk murit mais ñoo nga xamante ni ne moo leen tax a jóg daal di débloqué nag xaalis bu bari bari ñun peut-être ci $23,000 la toll ba ñu ko convertir nekk na kon ci 500 lañ ko daal di convertir nekk na ci 11,500,000 pour dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di loru ci Covid 19 bi Pape Cheikh. en tout cas li ëpp solo mooy boo nekkee ci dëkku jàmbur nga jógee fu mel ni Sénégal dem bitim réew li lay gën dimbali mooy fonk sa diine xam ci tarixa ba nga bokk xam fa nga bokk xam sa wéeruwaay boo seetloo y a une grande différence man yenn saa yi damay gis ay nit yu seeni doom juddoo ca dëkk ya ñu ne waaye doom ya dañuy yàqu koo ci waxal ñu ne la doomu Europe la wala doomu Amérique la nga demaat ci beneen kër gis fa ab nit boo xamante ni bi mu demee ba tey fàttewul diineem fàttewul tarixaam fàttewul yoonam te loolu mu xam daf ci tàggat ay doomam ba seeni doom yi dañuy gën a yaru sax yeneen c'est-à-dire
day mel ni Sénégal lañ leen yaree quoi donc ak foo mënti nekk waroo fàtte fi nga bokk. mooy li ngay wax. daf lay dimbali en fait di ko joxe exemple ne butéel bu nekk la mu def. loolu saañ bay def moom lay xeeñ. te loolu la si dëgg mooy éducation de base. jusque loolu foo ko gisee rek. mooy que ne ñooñu nga xamante ni tey. nekk nañ bitim réew jël seen ay doom fexe ba ñu miin alquran. miin sunna Yonent sallallahu alayhi wasallam miin njàngale mag ñi ak tariqa bu ñu mën a bokk. loolu mooy wane ne ñooñu seen éducation de base ak fa ñu jógee. fàttewuñu ko ndax tey jii nii boo tukkee si àdduna bi dem foo dem tey di nga fa fekk par exemple kër Serigne Touba radiyallahu anhu te li si ëpp lañ fay jàngale génnul alquran ak sunna ak njàngaleem te loolu dafa nekk wan nit ki ne am na foo jógee am na foo ñëw mais am na fooy dellu itam mooy que ne sa cosaan te suñu cosaan mooy suñu diine mooy suñu aada mooy valeur yu baax yi nga xamante ne mag ñi dañ ko fi bàyyi lu mel ni sëñ Mountakha ñi mu dalal fa tabarakallahu dafa nekk lu am solo dama lay wax ñetti mbir Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit ñëpp ay jaami yàlla lañ ki yàlla gën a bëgg si nit ñi mooy kii ëppal nit ñi njariñ nit da nga koy dolli xam-xam wala boo ko tanee dimbali ko wala boo ko xamee suturaal ko te yàlla rek tax loolu la ñuy dee doomu aadama parce que yàlla rek moom moo fi ne mooy dimbaliwaate yàlla mooy suturaalaate yàlla mooy jàppalewaate kon tey jii nii bu ay nit jógee di def lu mel noonu ba nga xamante ni boo génnee àdduna sax ñu suturaal la defar la indi la si anam ya nga xamante ni yu mucc ayib la loolu dafa nekk la nga xamante ni lu jar a bàyyi xel la beneen bi Serigne Fallou radiyallahu taala anhu dafa waxoon ne jaamu yàlla si jaami yàlla yi maanaam jaamu yàlla si jaami yàlla yi tey jii nii ku si nekk doomu aadama boo mën a doon am na côté ba nga xamante ni mënaloo fa sa bopp dara boo fa tolloo faaw nga soxlaa sa moroomu doomu aadama ngir mu taxawu la dimbali la mën la jàppale si kàntanu borom bi subhanahu wa taala loolu dafa nekk loo xamante ni itam lu mat a jàngale te bàyyi xel beneen bi rek ki nga xamante bu moo di suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa amoon téere dafa amoon benn bayt bu mu bindoon waxoon na waqaaniyal baaqi bihi subura tijarati ladayhi lan tabura gis nga dafa am commerce boo xamante ni boo ko jaayantee ak borom bi subhanahu wa taala amul pertement te boobu daf si bokk wala yooyu daf si bokk élément bi nga xamante ni moom nga jàllale léegi boo demee si alquran yàlla daf koy wax mu ne inna alladina yatluuna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ñu ne yàlla ñooñu lu ñuy am mu ne yarjuuna tijaratan lan tabuur sadaqallahu alazim fa la maam xaadim na woon radiallahu anhu lan tabuura si foofu la iqtibaasa fi la abbe rek tëgg baytam bi yàlla dafa ne ñi nga xam ne dañuy jànge alquran ba pare di jëfe lañ leen digal bàyyi lañ leen tere di taxawal julli bu waxtu boo jotee ànd ak sell ak laab sa anam ba mu gëne waaye du ñem foofu waaye tamit wa anfaqu mimma razaqnahum di dimbali jaami yàlla yi si li leen yàlla wërsëgal yàlla nee na si lii ma leen wërsëgal mooy que ne nit bu dee ku nekk da nga jàpp ne sa doole wala sa xam-xam wala sa mën-mën moo lay may yow xamoo li xew dimbalil yàlla rek moom moo fi ne di nga gis ku la ëpp xam-xam ëpp la doole ëpp la mën-mën la yàlla di wërsëgal du la ko wërsëgal moo tax yàlla na wa anfaqu mimma razaqnahum ñuy joxe si li ma leen dimbalee sirran wa alaniyatan moo xam dañ ko def sutura te kenn yëgul wala dañ ko def ngir ñaax ñeneen ñi ñu roy si ñoom man ko def yàlla nee na ñett ñooñu day yarjuna tijaratan lan tabuur maanaam seen commerce du fayit mukk maanaam toujours dañuy yokk si zahir waaye itam dañuy yokk si baatin kon dimbalante surtout jamono bi dafa nekk la nga xamante ni lu ama am solo la waaye itam dimbali nit ki bokk na nga yar sa doom teg ko si diina ak siraatal mustaqim damay faral di wax ne mag ñi liñ ñu fi bàyyil bu fekkente ne dañ ko xeeb ba dem di jéggaani leneen kon ñun xamuñu li xew te dinañ wër àddina ba mu wër ngel këpp duñ am lu gën njàngale mag amul Sénégal yàlla daf ñu defal particularité defal ñu ay mag ñu baax ñu gën pétrole gën diamant gën zircon gën leneen te mooy ay mag ñu baax ndax nit doomu aadama la nit valeur la te valeur ak éthique la ñuy jàppe doomu aadama te yàlla dimbali nañu si réew mi ñu am mag ñu baax ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ seen kanam mën nañ seen ginnaaw te doy nañ ñu seetu itam bu ñu leen xoolee rek daal day gis suñu bopp bàyyi Cheikh c'est important très intéressant en tout cas loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax waa fondation Cheikh Ahmadou Bamba nekk ca États-Unis li ñu ciy toftal rek mooy waaj jokkoo ak Mado pour dem jóge États-Unis dem benn tali benn tali nag ci initiative yi ñoom jóg nañu quand même pour teg ay plan xool naka la ñuy xeexee ci seen quartier li nga xam ne ni moo jëm ci Covid-19 bi voilà ay stratégie ak gestion et stratégie mise en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19 donc loolee dañ ci waxtaan ak Mado qu'on va retrouver chez elle dans quelques instants en même temps ñu fàttaliwaat leen ni maa ngi leen di xaar depuis sànq pour enveloppe yi 25000 ndimbal yaa ngi ay saako soble pomme de terre ak diwlin xaru tabaski itam dañu koy joxe
en bloc boo xam ne ni ba ca gën a duun mi ngi toll ci 1 million. dinañu joxe pariru or bu toll ci 24 carats plus ay bons de couture lépp rek ngir dimbali leen ci période bi la nga xam ne ni période de solidarité la donc laataa ñuy fekk Mado chez elle. ñu xool téléspectateurs yi benn leen ci woote bi fii ba 11h allo. allo Pape. waaw. na nga def. maa ngi sant bu wér. ziar naa la. delloo ziar kookan la. Khady. Khady naka. Sey. Khady Sey. Sey waa. ah Khady Sey. Sey waa. d'accord fan ngay wootee Khady Sey. may wootee fii nii Sacré-Cœur. yaa ngi wootee fii nii Sacré-Cœur ban ci 2 wala 1 wala 3. 1. yaa ngi wootee 1 ci Sacré-Cœur yi. oui. xanaa liggéey woo tey. non. loo bëgg ma defal la. teraanga yi rek Pape. ci teraanga yi rek nga bëgg. waaw. da ngaa bëgg enveloppe boo xamante ni bu ma la ko joxee sa xol dina sedd. waaw. xaaral ma jël ci rek jox la bàyyi ma jox la 25000. waaw may naa la 25000. loolu neex na. 25000 yu bokkul ba tey parce que sa numéro téléphone comme xas nga ba composé benn ci suñu numéro yi. waaw. numéro bi ñun dañu koy am à tout moment mën nañ la woo ne la may nañ la 1 million wala may nañ la pariru or wala may nañ la xaru tabaski wala jox nañ la buumu xar bi. loolu neex na. voilà donc xam nga may nañ la mais maye bi itam mën na am bonus parce que numéro yëpp la ñuy tànnaat après xool. d'accord. voilà. allez merci ne quitte pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw. nga mën a jot ci sa xaalis nu mu gënee gaaw ay ca na beneen téléspectateur dugg Apulaay 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 Yacine itam elle se prépare ma petite cousine Yacine Sey moom itam ma ngay wàcc biik rek jot ngeen seetaan émission bu am solo boobu la ñu tuddee sunu yitte loolu mooy télé il faut organiser ay programme yoo xam ne ni dafay jëriñ askan te loolee boobu ba tey télévision Futurs Médias moo ngi ciy dox du caagin ni fii laay liggéeyee su ma nekkoon ci beneen télé sax naa ko nangul TFM voilà. du ma leen ko nangul kon dama leen di sànni ay trac di leen gaaruwaale. noo koy defee. yu ne laay wax ay télé bu xeeñ saw beeg yooyu yëpp di ngeen ko dégg ay seen émission yi neexul yooyu yëpp dama koy wax bu ma nekkoon beneen télé kon dama naan ay Mado dafa pata yooyu yëpp dama koy wax di gaaruwaale Mado kon Mado lay gaaruwaale yoo xamante naa seen télé bu xeeñ saw bi xasoo xunnu mais bon comme fii laa nekk naa nangul nag ni TFM mooy première télé fii ci Sénégal nangul itam programme yu am solo yi ñuy def démb ci guddi par exemple suñu yite ma poule ma brochette je te dis bonjour mais je félicite ñoom Yacine ak ñoom Nata suma chéri ak équipe yi mu àndaloon ci suñu yite c'était une belle émission loolu mooy télé en fait xam nga télé yow jiili bàyyi jaabante bi jiili ngi mel ni ku ñu dénk plateau bi da ngay toog lu ñuy wax yaa ngi ñu déranger yaayam ma woote. waaw sa yaay ma woote moo tax nga kontaan mu ngi daw rek mu ngi mel ni ku naan sama yaay ñëw na sama yaay ñëw na sama yaay ñëw na bonjour Mado. bonjour Baye Cheikh bonjour Dieynaba Seydou Ba oustaz Pape Anne maa ngi. Pape Anne nag oustaz Assane. yéen ni ngeen sewee da ngay gaaruwaale Assane di ko tuddee Pape Anne. du sama jikko waaye sotti ceeg def ci la oustaz Pape Anne Assane ñoom ñëpp benn la. non Dieynaba neen du benn de. non dégg Dieynaba moom dafa rek caay-caay. moo lakkal oustaz yëpp moom. alors Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee sànq rek doxantuwaatoon nañ ci beneen quartier boo xamante ne mi ngi nekkee fii ci usine benn tali ñu di ko bu duppee exactement Poto donc ñu tase ki nga xamante ne moom moo di délégué de quartier bi ak monsieur Sarr mi nga xamante ne moom moo di coordonnateur communauté bi nga xam comité bi ñu créé pour riposter li nga ci jàngoro bi ñu tuddee Covid ni ñuy def rek mooy dem xool naka nañ ko doxalee bu ñu ñëwee ñu gën leen expliquer seeni ay jëf. ci kër sunu délégué de quartier Moussa Sène nga xam ne mooy délégué de quartier de Poto ànd ak le bureau exécutif du comité de riposte bi nga xam ne tey depuis bi pandémie bi amee ba léegi ñu naan Sénégal am na juróomi cas ñu toll ak mois de mars le quartier de Poto avait pris l'initiative de mettre en place un comité de riposte boo xam ni c'était inclusif képp koo xam ne rek doomu quartier bi nga am kuréel wala ngay mbootaay wala ngay institution yaa ngi ci biir comité boobu école bi avec l'APE avec le comité de gestion la mosquée l'imam le comité de gestion ci jàkka ji toutes les associations de jeunes
ñi nga xam ne mooy association kuréelu ndaw yi lépp képp ku yor kuréel daal doon yëngatu ci benn tali dañu boole ñun ñëpp sunu doole def ko benn cadre unitaire inclusif impliqué quartier bi yëpp lu ëpp nag defe naa ñeenti weer bi pandémie bi ñëwee ba léegi liggéey nañ fi liggéey bu am solo ci départ bi ñu doon def benn sensibilisation parce que loo gisit feebar bi bu nit ñi ci amuñu ci conscience duggul seen bopp te gëmuñu ko yaakaar naa ni du jàll mais comme yàlla def na jàkka ji école bi ak toutes les institutions marché ñun ak ñoom ñëpp ñu ngi ci biir comité bi message bi doon na yomb mu jàll li ñuy njëkkoon a def sax mooy boulangerie yi ak point focaux yi nga xam ne nit ñi dañ daan xëy di ko uti on a pris des dispositions wax ak tous les acteurs muy commerçant yi muy fépp foo xam ne ay nit danañ fa dajale ñu woo leen di waxtaan ak ñoom. ñun dañuy exhorter population yi pour ñu gën a jege les structures de santé parce que grippe yaakaar naa li muy faagaagal sax corona bi faagaagalu ko ñu ngi siy def liggéey nag bu am solo vraiment ñu ngi siy def si liggéey bu am solo pour que vraiment ku sa yaram tàng rek nga dem ñu seet la parce que comme ni ma ko waxee y a des spécialistes yoo xamante ne bi vraiment bu fekkee ne amuloo corona dañ lay faj leneen li gën nag moom mooy nga bañ a toog sa kër bu bañ a am dara looy tiit parce que avec la mutuelle tu es pris en charge à 80% bu fekkee ne amuloo bourse de sécurité familiale quand tu es boursier dañ lay jël à 100% kon foofu sur le côté financier am nga garantie li ci des moom mooy nga gëm ne grippe mën na faagaagal comme ni corona di faagaagalee te vraiment ñu ngi si am ay résultats yu am solo de notre côté nag ñun tooguñu fii à Potou tooguñu ak les autres quartiers environnants vraiment ñu ngi def liggéey des VAD comme ni ma ko waxee ay visites à domicile pour di gën a sensibiliser population yi pour que ñuy jege structure de santé yi. ñun suñu xaaree état du sotti ñu jëkk a génne li ñu am ñii def appel un cri de détresse. ba ñu rassembler une somme presque de 1 million et poussière jënd tout ce qui est matériel lavoir gel mouchoir ceinturer quartier bi à angle bu nañu teg ko imposer nit ñi que ñu raxasu di def gel di kii. mais tey jii nga xamee ne état d'urgence jeex na man li muy appel may lancé mooy les jeunes surtout laa koy àllarba des jeunes feebar bi mag ñi la yàq les 50 ans jëm kaw. parce que xale yi xaj na peut-être am nañu résistance pour mën a dékku feebar bi mais mag ñi amuñu ko léegi nag yow jeune su fekkee ne da nga génn si biti dem jël feebar bi indi ko say waajur c'est la catastrophe donc jeunes yi lañu wax nañu respecter les gestes barrières soo génnee jël sa matuwaay jël sa masque surtout le port du masque foo mën a dem soo ñëwee sa biir kër na nga raxasu bala ngaa dugg si biir kër gi. voilà donc ñoom ci seen ay quartier jóg nañu quand même pour di sensibiliser teg ay mbir ngir éviter lawuk Covid-19 bi c'est bien c'est des initiatives yu am solo Madeleine. oui Baye Cheikh et on a vu engagement boobu depuis bi nga xamante ne pandémie bi jóg na ay sénégalais yu bare ku ci nekk seen gox ñi ngi takk li nga xamante ne moom moo di seen tubéy manko booloo doon benn di xeex nag li nga xamante ne moom moo di mbas mi donc ñu bare xaaruñu ci état comme ni ñu koy waxee tout le temps l'état ne peut pas tout faire waaye heureusement qu'il y a des gens yoo xamante ne ils sont très conscients bu leen mel jotee jot nañu dugg ak def seen ay taaba ba dugg ci yenn kër yi conscientiser ak seen doole liñ ci jot a am jënd li nga xamante ne moom moo di jumtukaay yi ñu soxla jox leen ko pour ñu ngir ñu fagaru waaye di fàttaliwaat ni nag comme ni nga ko gisee fi mu ne nii comme léegi nag alerte yeeg yooyu yëpp arrêté nañ ko ñu ngi demandé nit yi ñoom seen jëmu bopp ñu ngi lancé appel bi que les nit yi gën a conscient parce que gis nañ ni cas yi mi ngi gën a bare bu ñu bàyyi def relâchement boo xamante ne relâchement total la ndax mën na leen indi li nga xamante ne moom moo di loraange leneen di ci am aussi mooy ñuy lancé waat appel que nit yi nañu gën a conscient te ba éviter di li nga xamante ne moom moo di ragal di dem ci hôpitaux yi parce que gis nga bi jàngoro bi amee ba tey ñu bare dañuy bañ a dem te en ce moment c'est une période boo xamante ni grippe bi dafa bare te xaw na méngoo tuuti ak li nga xamante ne moom moo di Covid bi ku ci amee jàngoro sa biir kër yaa ngi toog ragal ne bu ma demee dañ may téye ndax Covid bi kon nag na nit yi jóg ku ci amee dara loo xamante ne metti na la nga dem ci poste de santé bi la jege wala seen mutuelle bi ngeen nekkal ñoom nga xamante ne teg nañ seen ay matuwaay ci biir koñ comme fii ca Potou ñu xool la saytu la jox la li nga xamante ne moom moo di maanaam sa ay garab bu fekkee ne looloo la dal ñu jël la en charge
bu fekkee loolu dalu la ba tey tamit ñu jox la sa ay jàngoro wala sa traitement nga def ko ci nu mu waree et puis di lancer waat appel nañ gën a def attention gën a góorgóorlu parce que jàngoro bi mi ngi fi bàyyi cher. Merci ma choucroute. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci ma petite boulette. Brochette. Merci brochette. ñaam bi i ñaam. allo ko. jërëjëf ñaam bi jërëjëf sama ñaam bi. yow yaay sama ñaam bi yow yaay sama allo ko sax. allez je t'embrasse à lundi. bisous. inchallah merci Mado donc ñu ngi koy gërëm bu baax initiative yi rek lay waxtaane saa yi ñu ko woowee en visio télétravail loolee mu ñu indil moo ngi ko jëlee benn tali donc Madeleine ñu ngi lay gërëm bu baax 10h50 mooy doog a jot on va finir cette émission dans quelques minutes waaye fàttaliwaat leen ni enveloppe yaa ngi tege yéena ko moom ku dugg ñu am lu ñu la dimbalee autorisation de construire nag la bëggoon ñu waxtaane très rapidement waaw on va y revenir de toute façon dans sama kër ça c'est sûr mais baax na itam bu coow jibee ñu am yu ñu expliquer téléspectateurs yi tout à fait on va même pas mettre l'élément Pape Cheikh li tax peut-être autorisation de construire bi mooy fan yi gis nga problème foncier ni mu bare peut-être Apulaay dina wane un peu la procédure ñun peut-être ñu wax si kawam mais Pape Cheikh en fait li tax ma wax peut-être si cof tuuti mooy ki nga xamante ni mooy dañ ma interpellé par rapport ak li nga xamante ni moom mooy problème foncier yi Pape Cheikh parce que dafa am kenn ku ma laaj ne lu tax du ma wax ci problème foncier yi ma ne leen problème foncier bu ñu ciy wax tey jii nii daanaka du ñu jeexal parce que émission yëpp ci loolu rek lañ ko nar a jaglelee ndaxte ku ci am problème foncier rek dañuy ñëw pour expliquer ce problème maintenant ce qu'on peut faire mooy daal di woon nit yi fi nga xamante ni foofu la ñu war a mën a jaar pour mën a éviter problème foncier yi nga xamante ni rek gis nañ ko lii gën a am solo nag bokk na ca boo jëndee sa li ngay jënd ba pare autorisation de construire incha allah demain Apulaay ci suñu rediffusion émission dinañu wane procédure yi mais li am solo Pape Cheikh moom mooy kon ñun émission sama kër bu nekkee dañoo nar a jël cas par cas comme ni ñu ko waxee pour mën a wax ci problème foncier yi duñ ci génn mais suñu stratégie peut-être bu ñu rek daal di tëral mooy wan sénégalais yi ni nga xamante ni moom la ñu war a mën a def pour moytandiku genre problème yooyu moo tax nag problème foncier bi ñu am ak lu bëri ci wàllum suuf ak wàllum jënd ak njaay incha allah ci yeneen émission yu ñu dëgmal Pape Cheikh dinañu wax lan mooy différence entre domaine national ak domaine privé kon de l'État pour ñu ci xam kon ku nekk fan nga war a jënd ak lan mooy assurance yi loolu yëpp incha allah danañ ko ànd ak waa direction des kon impôts et domaines pour pouvoir kon expliquer tout ça Pape Cheikh donc parce que on est un peu donc tënk par le temps donc inchallah on va en reparler mais demain s'il vous plaît seetaanaat leen émission sama kër pour vous expliquer li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum autorisation de construire en long et en large avec l'ADIE mi indi kon plateforme Télédac nga xamante ni léegi en direct et en ligne mën nga defoon sa autorisation de construire daal di koy suivre de bout en bout mais aussi ak waa inspection donc des bâtiments ñoom ñu expliquer boo amul këyit boobu kon lan moo la si rek daal di xaarandi ci ay wàllum gàllankoor Pape Cheikh. mu ngoog donc daañu ko gën a détaillé peut-être temps moo ñu dul permettre temps bi moo ñu ko dul permettre pour tey mais on va y revenir puisque il y a beaucoup de zone d'ombre yu nekk ci coow yi am actuellement ci wàllu tabax ak dëkkuwaay. donc dinañu expliquer naka la mbir moomulee di demee ñu tuddee ko autorisation de construire donc dinañ ci ñëw xam naa suba ci sama kër sinon dinañu leen gën a expliquer donc autorisation de construire merci beaucoup Dieynaba ñu ngi lay gërëm bu baax 10h53 mooy doog jot dañuy jeexal très rapidement ak Yacine Sey Yacine a ngi këram ak Yacine dañuy ñëw ci gel yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo gel hydroalcoolique voilà donc gel yi actuellement bëri na donc on va retrouver Yacine chez elle Yacine ñu ngi lay nuyu. Baye Cheikh maa ngi lay fay. naka mu. maa ngi nii rek en mode confinement déconfinement dañoo commencé di vivre ak li nga xamante ne mooy corona bi. on n'a pas le choix donc nii après rek dañuy génn sol suñu masque. on n'a pas le choix amuñu choix. waaw bien sûr. mais quand même gel yi quand même nit ñaa ngi koy jëfandikoo bu baax. waa su ma nuyoo téléspectateurs yëpp Baye Cheikh di jiital ci nuyoo saa su ne kilifa diine ak kilifa aada yi l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di la nuyu yow mi di wax ne namm naa la lu bëri di nuyu Dieynaba ma Dieynaba Damo di nuyu di ziar Oustaz Assane di wax ne effectivement
gel hydroalcoolique yi ku nekk ngi koy utiliser ñëpp ngi koy utiliser léegi nag looy utiliser lu ne am na ce qu'on appelle ay risques yi ci nekk nag mooy gel boobu nga xam ne dañ koy utiliser matin midi soir ba ci biir kër gi OMS am na ay gëstu yu mu ci def gis na am na yenn conséquences yi am ay digle yoo xam ne def na ko ci wàllum nit ki nan la koy utiliser ba du ko gaañ donc am na gel hydroalcoolique yoo xam ne Baye Cheikh am na benn élément chimique bu ñuy wax triclosan ak trichlocarbon ñaari élément yooyu dafay faral di retrouver wu ci li nga xam ne mooy gel hydroalcoolique yi te gis nañ ne baaxul ci environnement bi mais c'est toxique pour l'homme te mën na perturber li nga xam ne mooy butitu jurukaayam donc benn boobu nag li tax ñu di ko wax mooy dañoo war di gën a xool yan façon gel hydroalcoolique la ñuy utiliser yi ñu gën a digle mooy yi nga xam ne am na éthanol à 70% alcool la wala moom alcool ba 80% digle nañ ko léegi nag pourquoi ñuy wax ñu di ko utiliser dañoo war a suñ koy utiliser dafa fekk koo xam ne amoo ndox waaye li gën mooy soo koy utiliser nga soo demee ba war a désinfecter sa loxo su fekkee da nga nekk sa kër wala nekk endroit boo xam ne dafa am ndox nga utiliser savon liquide parce que alcool boobule su koy def tout le temps da ngay gis ne day wow su woowee day dugg li nga xam ne mooy sa deret et à force nga koy utiliser am na xeetu microbe yoo xam ne ñun dafay nekk ci suñu kaw peau du ay doomu microbe yuy lore mais yuy protéger suñu peau yi la contre rayon yi nga xamante ne mooy rayon solaire yi UV yi ak lépp loo xamante ne xeetu feebar la ba du dugg ci biir donc gis nañ aussi ne am na benn der bu sew boo xam ne duñ koy faral di gis gel hydroalcoolique boobu mën na dem ba dindi ko te su ko dindee mooy indi dessèchement peau yi gis nañ ne temps yi loxo yi ñu ci bëri seen loxo ñoo ngi wow mën na dem ba indi feebar yoo xam da ngay foog ne ndoxum siti la parce que sa peau day dem bay dagg bay wow ba dugg ci sa deret ba indi conséquences yi ma wax léegi donc ñuy wax ne nañ koy gën a moytu soo nekkee daal ci endroit boo xam ne am na ndox savon liquide moo gën nga raxasoo ko ba mu set soo nekkee nag foo xamante ne amoo ndox defal gel hydroalcoolique bi sooy tëdd nag wala guddi nga jël karité wala nga jël li nga xamante ne mooy diw bu diw sa loxo daal ba mu tooy soo amee gant nga def ko parce que si loxo am na protection te suñu utiliser wulee bu baax li nga xam ne mooy gel hydroalcoolique yi comme il faut mën na am yenn conséquences yi bi ci des tamit Baye Cheikh mooy ñu di éviter di utiliser gel yooyu le di jege lu mel ne safara wala di jege lu mel ne lu tàng parce que ñëpp xam nañ ne alcool dafa inflammable si période Covid bi sax gis nañ benn vidéo boo xam ne daw na en Égypte benn femme bu loxoom yi lakk effectivement lu mën a nekk la soo defee lu mel ne gel hydroalcoolique jege safara sa loxo mën na ci lakk donc ñuy wax nit ñi gën a def attention mën nañ ko bàyyi ci oto yeeg yooyu parce que am na benn aussi soo gisee benn image bi circulé ci net bi ñu ne benn nit bu bàyyi woon gel hydroalcoolique bi ci oto bi ba mu lakk noonu non c'est pas possible scientifiquement parlant alcool il faut nga dem ba 400 degrés te oto tàngaay boobu du àgg ci oto donc juste pour boole waale ko rek ci sensibilisation bi nit ñi gën a moytu Baye Cheikh. mu ngoog en tout cas très intéressant de toute façon di ko jëfandikoo mooy li gën bu dee yaa ngi ci kër wala fu am ndox ak saabu bee gën mais bu dee nekk nga ci bërëbu liggéeyukaay wala nga génn na nga ko yoraale di ko toccomi ko tout le temps parce que mën na rey quand même ay bactéries puisque virus baa ngi fi ba tey Yacine. Oui. Sûr ba pare gel bi ñuy xool aussi am na gel yoo xam ne c'est bactéricide. Gel bactéricide boobu mënul rey virus boobu yenn xeetu microbe yi lay mën a rey donc am na gel yoo xam ne am na glycérine ci biir am na éthanol et c'est virocide yooyu moom day rey li nga xam ne mooy virus bi donc nit ñi di gën a bàyyi xel ci yan façon xeetu gel la ñuy jënd ak nan lañ koy utiliser Baye Cheikh. mu ngoog merci Yacine. merci à toi cousin. jaajëf waay kontaan nañu donc Yacine ñu ngi koy gërëm bu baax ci loolee nga xam ne ni indi na ko ci jotaay bi tey ñu profité ci rek waaj tàggatoo nag puisqu'il est 11h 11h c'est 11h jot na de c'est dans quelques secondes xanaa di jàllale ñi nga xamante ni ñooy anniversaire tey oui loolu itam mënul ñàkk parce que bëri ngeen ci di ñu yónnee ay messages pour souhaiter un bon anniversaire aux natifs de ce jour donc dañu koy njëkkee ak ki nga xam ne ni mooy international bi di Jali Kobali Ndiaye
alors Diali Kobali Ndiaye joyeux anniversaire, on te souhaite beaucoup de bonheur, c'est de la part de Diara. Donc joyeux anniversaire à l'international sénégalais Diali Kobali Ndiaye de la part de Diara, nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. Joyeux anniversaire à Rama Diagne nag moom mu ngi France tey la anniversaire am ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. C'est de la part de Adja Thiam. Joyeux anniversaire à Serigne Bara Mbacké moom nag doomu Serigne Abo Khadim Awo Bala ak Soxna Aïda madame Mbacké ñu koy ñaanal gudd fan ak wér sunu doom la sunu Serigne la Assane. waaw suñu doom la suñu Serigne la Serigne Bara. way juróom bu jigéen nekk suñu jigéen moom itam Aïda madame Mbacké dëkk fii ci Yoff Apexi. way juróom bu góor di sëñ Cheikh Awa Ba. Khadim Awa Ba moom itam di suñu Serigne di suñu soppe. di xam nga njabootu Cheikhul Khadim moom radiyallahu anhu ku si bokk rek sang nga. moo tax ñu koy ñaanal moom sang boobu yàlla gën a guddal fanam barkeel ko te fa tabarakallahu mooy ko mu nekk ka nga xamante ni ku lislaame lay doon ndax noonu rek la war a mën a doon tam ndax fa mu bokk Baye Cheikh amiin kon joyeux anniversaire bu baax sëñ Bara. voilà donc ñu ngi koy ñaanal moom itam bu baax gudd fan ak wér suma beneen jigéen ca France soxna moom tey la anniversaire am soxna Guèye ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part de càmmiñam Babacar Niang ca France ca dëkk bu ñu naan Paris c'est de la part de toute la famille c'est de la part de Ndey suma rakk jooju itam ma nga dëkk bu ñu naan Sagata nee na mu ngi ñaanal magam ji nga xamee ni kenn gënu ko ci ñoom kenn gënu ko ci moom soxna yaayu si Abdoulaat soxna di suma jigéen nekk ca France ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire soxna loo dund doyul on te souhaite beaucoup de bonheur ñu ngi lay ñaanal di béggee fu ñu toll ndax anniversaire bi xam naa bu dul woon nag coronavirus bi ñun ñëppay dajaloo France rek feetu mais bon malheureusement nii la demee mënuñu lu dul ñaanal la gudd fan ak wér ñoom Mbay ñoom Ndey toute la famille di la ñaanal gudd fan ak wér donc soxna happy birthday to you c'est aussi de la part de Tuuti Gueye suñu sang boobu ak képp koo xamante ni rek xam na la donc soxna happy birthday to you c'est de la part de toute la famille depuis Sagata. Joyeux anniversaire à mon fils Mohamed Beng. Mohamed Beng, joyeux anniversaire, c'est de la part de maman Amiyoum, madame Beng ak toutes tes bàjjan ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. Voilà, on va se retrouver inchallah lundi bu soobee yàlla sinon Assane xam naa ci kanam. waaw inchallah waaw maa ngi fi ba ci kanam inchallah. ba ci kanam yow. ba ci kanam plat du jour. fufu. waaw moo gën salaatu juróom benn téeméer yi de. salaat ak juróom benn téeméer fufu. ma ne ko salaat juróom benn téeméer. ci restaurant yu baax yi rek. ma ne ko ñun duñu végétarien. oui ci restaurant yu baax yi rek ñun xam nga ci yooyu la ñuy dox nag quand même. woo ma naa man salade. non salade ma juróom benn téeméer. ñun suñu benn salade rek 65000 lay jar. benn plat salade rek. yàlla baax na 65225. boo leen dem nga yóbbaale gëj naa lekk xeetu salade. mënuñu la fayal. Baye amoon mbégte ànd ak yow macha allah ziar bu baax kii ñu jox tenue bi di lampe borom Fawzeynou Couture nekk fii si Sacré-Cœur téléphone am di 77 908 38 24 77 908 38 24 lampe maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Baye Cheikh nga may ma les soldats naka. du négatif. dama ko fàtte bët li ko gën a jege souvent du ko gis mais ñu ngi leen di féliciter jël ñaan yeeg yëpp teg ko ci loxo Pape Samba Thiam ndax comme li nga man damay jàpp ne nit foo nekk rek jàng moo la fa war. nit dina ñëw fii pour caméra dem ba ci biir. njàngam wala ak ubbeeku may ko bu doon leneen. te loolu ambition moom ku ne sañ na ko am. kon dañ koy ñaanal yàlla moom Pape Samba li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko borom bi subhanahu wa taala defal ko njabootam ñu ngi koy ziar bu baax moom mooy sama coach sama manager Pape Samba Thiam ak ñi mu àndaloon ci liggéey bi yëpp macha allah. waaw yaakaar naa ñooñu rek la woon nga may ma rek ma féliciter suñu xarit may sa mayekoor ndax moom la président nommé directeur Safru di société bi nga xamante ni moom la dénk lépp la nga xamante ni def aménagement que li nga xamante ni itam moom moo jëm si wàllu rénovation urbaine di société bu bees may sa mayekoor Diouf moom suñu xarit la ñu ngi koy ñaanal yàlla oyofal yenn bi na góorgóorlu rek te xam ne àdduna moom foo nekk nit a fa newoon te da nga fay jóge nit a fay dellu sawaat donc bon courage et ñu ngi sa ginnaaw dellu wax amiin rek incha allah nga may ma rek ma jaale sama ñaari ndijaay yu génn àdduna kenn ki sax collègue Père Assane Ndom mii la woon
léegi bi ma ko waxee dafa sursauté muy maam Ibra Gueye dëkk fële si Yoff na ngaañ ñu ngi koy ñaanal yàlla xaari ko aljana si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Papa Demba Laay fàttew ñu ko Adja Ngoone Xolle bi gaañu Demba di yaay si maam Binta nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ko fekkoon mun naa rek moom doomam jooju maam Binta day jël añ jox ñu te ku dem mun naa bàyyi xam ne la fa ne ay jus wu carotte ak yu nekk nga mun naa macha allah kon yaayam jooju di Adja Ngoone Xolle suñu maam jooju ñu ngi koy ñaanal yàlla xaari ko aljana bàyyi loolu rek lañ doon wax ngir tàggatoo di jox téléspectateurs yi rek dig daje incha allah si kanam tuuti. incha allah donc à tout à l'heure ma Diène. oui Papou. sama Diène. yàlla ñu yàlla may kër Papou. mais Amina. amiin yaa Diène sama Diène yàlla ñu yàlla may kër sama goro Papou naka Mariam di waxee di sax. mon amoureux. mon amoureux ndax yàlla mon amoureux. en tout cas léegi nii ba ngay wax ci société bu bees bu ñu rek bu état bi daal di tëral dama ne yàlla ñu yàlla may kër parce que vraiment du ma ne sax on est en retard mais yeneen dëkk yi ñu ngi rek daal di raw parce que Pape Cheikh ay dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire bu ñu nekkee léegi ci location vente 45 000 francs par mois. nga mën a dëkk pour mën a am kër. amul Sénégal et puis sans apport parce que ñun dañuy suivre un peu ce qui se passe au niveau donc de la sous-région non je suis sous-régionaliste donc nañu yàlla daal may kon politique logement sociaux yi mu gën a ñoŋ ba ku ci nekk daal ci gis sa bopp ndaxte koo dajee lu mu lay njëkk laaj nan laay mën a def ba am kër te malheureusement on n'a pas les réponses et puis malheureusement nit yi amuñu fonds yi tax kon ñu mën a jënd kër xobet donc yal nañu yàlla may kër ñun ñëpp ba pare may ñu suuf bu tegu ci yoon ndaxte litige yi bari na comme ni ñu ko waxee dinañu incha allah indi ñun suñu pierre à l'édifice wax leen di nga xamante ni moom la yoon rek daal di wax ñu ngi préparé émission ak waa kon direction impôt et domaine pour wax leen lan mooy domaine national oui Descos def nañ ak ñoom émission ba pare ba ñu tojee donc c'est important tey nag Of Mbaye tey moom moo ma sponsorisé. Mbaye Diouf waaw dara muy liggéey léegi. yii Of de bii moom. Of moom ma ko xaw ma daal lan la ko yàlla xiir ci man. waaye bii moom Of la Of daal moo indi. Fata Thiam création ca Wakam. def fa robe bu baax Of Mbaye. donc kon am na lu mu lay doyee. Fata Thiam ca Wakam donc nekk créateur bu mag a mag moo génn tey ci robe bi merci beaucoup donc bleu bi rafet na et vraiment c'est une robe bu ma neex torop donc mun ngeen ko woo ci 70 590 77 23 70 590 77 23 merci Of Mbaye pour la coordination ak pour la générosité ci robe bi jaajëf merci en tout cas ma Diène xam nga ñoom Mbaye ñoom Of ñoo bokk groupe ay Mbaye Diouf la ay Apulaay c'est le même groupe c'est les agresseurs de la TFM agresseurs yi ñooy bandi télé bi ay Apulaay ay Mbaye Diouf ay Petit Ndoy ay non jili bokk ci voilà kon mu ngoog merci à tous on va se retrouver inchallah lundi gërëm équipe yi ñu àndaloon tonton Mag toute la semaine Pape Samba itam kenn amul fayam Apulaay itam ñu ngi koy gërëm bu baax moo jiite woon équipe bi depuis ce matin gërëm tamit suma xarit Mr Magne Mansour Gueye suma classe de guerre gërëm tamit ñoom Babacar Bey Koulim Dioum mais en tout cas merci aux équipes techniques ci liggéey bi on vous souhaite un très bon week-end